asalaamaaleykum mbokk yi xarit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaaraat lu bëree bëri di am mbégte kontante janoo ak yéen fii ci Khadija Média andi laat leen seen émission bi di lu xew tey mu nekk émission bu am solo di jël ko moderniser waat ko di ko def ci yeneen i facette ak yeneen i façon ak sax nañu ko daan defee bu njëkk tey nag émission lu xew tey dafa dalal ki nga xamante ni moo di Alaaji Ngoura Mbow tey ñuy waxtaan ci li nga xamante ni mooy développement du Sénégal li nga xamante ni moo fi nekk te mën a développer réew mi te yàlla mi dara tawul joxuñu ko ñun waa Sénégal mu nekk loo xamante ni bari na ci loo xamante ni mën na développer fii nga xamante ni mooy réewu Sénégal ak fi ñu toll ni ñu mettee ak ñi liggéey chéré ak ñi liggéey ñàkk tey nag ñu dalal ki nga xamante ni mooy Alaaji Ngoura Mbow xam-xamam màcc ci lu bari loo xamante ni mën na indi développement fii ci réew mi Alaaji Ngoura maa ngi lay nuyu di am mbégte lool ci bokk ak yow plateau. waaleykum salaam soxna Khady maa ngi lay fay di la ziyaare di nuyu njaboot geeg waa kër gi di rafetlu invitation bi nga ma invité ci kër gi pour laaj ma ci mbirum développement ak artisanat dafa nekk suñu liggéey ñu yàgg koo def dem bitim réew di liggéey bu génn réew mi di jàng liggéey bi nekk fii di liggéey di exploiter et boobu ba léegi gisuñu benn mouvement boo xamante ne état def na ko pour accompagner les artisans en grosso modo loolu moom dinaa sawar di ci wax ba pare dinaa sawar wax li nga xamante ne buñ ko defee ànd ak ñun liggéey bi dox. wax nga dëgg Alaaji Ngoura mu nekk ki nga xamante ni dafa nekk ci wàllu artisanat di ci liggéey bu yàgg ba léegi bari xam-xam lool ci ay ressources yoo xamante ne ñu ngi fii ci biir réew mi ñu di ko sàgganee wala ñu di ko maanaam yitteeluñu ko bu baax a baax am ñoo xamante ne ñu ngay jóge ci seeni réew bariwu fa lool ñu ñëw fii di ko jël di ko yóbbu di ko defaraat di ko indi di ñu ko jaayaat Alaaji Ngoura mu mel ni li nga xamante ne mooy keew gi ci la ñuy waxtaan buñ ci paree it dinañ waxtaan ci yeneen fànn ci wàllum artisanat gi lu bari waaw mu mel ne keew gi da nga wax ne am na njëriñ lool te man moom développement Sénégal daf maa yitteel lool ndax réew mi metti na xale yi ñu ngi taxawaalu liggéey amul ba pare lu ci bari daal dañuy wax ni am na fi rek mais ña ko jiite xëy na nañ nga xamante ni nan lañ ko war a doxale ak nii ñu koy doxale duñu benn mu mel ni yaakaar naa ne lépp loo xamante ni fànn la boo xam ne luy développer réew mi la boo bëggee développer réew mi yow mi nga xam ne yaa jiite ca loola am naa yaakaar ne da ngay jël ñi nga xam ne seen xam-xam dafa màcc jëm ca loola nga jiital leen yëkkati la nga leen ca war a jox muy ay matuwaay ak lu mu mën a doon espace ak lu mu mën a doon nga jox leen ko bàyyi leen ñoom ñu doxal bu jël ay employé waree ñoom ñu jëlal seen bopp ay employé wala yeneen ak yeneen mais daal lu mën a xew pour man li nga xamante ni mooy développement du Sénégal li ko mën a développé lu bëri daal bu fekkee yow bëgg nga mu développé rek da ngay jiital ñi nga xamante ni ñoom la seen xam-xam màcc jëm ci loolu pas doomu nijaay ak doomi bàjjan ci lu wér waaw parce que développement réew moom doomu réew ma ñoo koy doxal ndax ñooy sàmm réew ma ñooy développé réew ma ñooy sauvegarder ressources yi nga xam ne ak matière première yi am ci réew mi Sénégal nekk na dëkk boo xamante ne moom dafa bëgg rek di jëggaani loo gis rek da koy jëggaani wax nga léegi kew muy terre cuite xam nga kew boo ko waxee da ngay jàll ba ci fële ci cimenterie bi muy ay exploitation yoo xam ne minier yuy génn ci suuf la muy li ñuy defaree ciment ak kew banco ak terre cuite xam nga loolu lu bëri mën nañ ko ci def moom kew waaw moom kew ak ban bii nii dañuy boole kew ak ban am kew képp waaw non kew ban ñooñ dañu bokk doole yi ñuy def dañu bokk façon yi ñuy def tey boo doon defar ay plate fii ak kaasu ndékki yooyu mën nga koo defee ban bi ak kew gi bu ci ne non bu ci ne mën naa liggéey seulement ñee ay fabrique lañ yore buñ ko liggéeyee fi ñu koy lakke du bokk ak fi ko ñii di lakke ndax ay appareil laser ñooy lakk outil ban bi pour mën a génne ay plate ak kaasu ndékki yi ak ay vase ak yeneen miniature yoo xamante ne ni dañ ko ci mool di ko def te loolu yëpp bu fekkente ne ñun amuñu unité de fabrique yi nga xamante ne moom la nasaraan si yore wala muy Occident du ñu mës a avancer ci domaine boobu dañuy jël suñu kew ak suñu yëf rek di leen ko jox buñ demee defar ñëwaat jaay nu ko loolu du changer. kon mu mel ni ñoom ci seen bopp. nga xamante ne ñoo nekk ci yeneen i réew. te am matériel bi nga xamante ne mën na defar li nga xam ne mooy kew bi ak ban bi mun cee def lu baree bare lu amal réew mi njëriñ. kon ñoom dañuy ñëw di ko jënd fii di yóbbu
bu ñu demee transporter ko defaraat ko transformer ko defaraat ko ba nga xamante ne am nañ ci li ñu bëgg ñu indiwaat ko fii Sénégal di ñu ko jaay. ñoom sax en quelque sorte duñ ko jënd dañuy yore ay ONG yoo xamante ne nii dañuy amanteeg état bi ay relation yu leen permettre ay regroupement di leen ko regrouper fii di leen ko dajaleel ñu di ko yóbbu. maanaam keew gi ci boppam. waaw keew gi ak ban bi. lañu leen di dajaleel fii ci Sénégal dañu leen koy dajaleel dañu nekk espèce ONG yoo xam ne dañu nekk ci biir réew mi tas fi. te waa Sénégal ñoo leen koy dajaleel. waaw ay sénégalais ci ndigalu ñi nga xamante ni ñoo jiite réew. effectivement ci seen ndigal lañ ko. bu ko defee ñu di ko jël di ko yóbbu ci seen réew. di ko defaraat di ko indiwaat di ñu ko jaay te ñun ñu mën koo jël defar ko. ma ngi noonu jëriñoo ko fii ci suñu réew. xam nga réew mi politique bi réew mi def normalement booy politique da nga war a nekk un patriote mooy li nekk sa réew nga sauvegarder ko téye ko jëriñoo ko yaag waa réew mi loolu dafa xaw a manqué suñu diggante ak les administrateurs ndax bu loolu amoon ba léegi ciment bi ay sénégalais ñoo ko yore Dangote du fi ñëw Sococim nekk fi ay sénégalais ñoo ko yore moom ko ñu dindi taxes yi ñu wàññi ko mu cher ndax le ciment boo demee Portland jënd ko fa wala nga dem fële Vienne en Autriche jënd ko fa wala nga jënd ko ci Espagne gii 25 000 francs CFA la tonne bii dikk rendu port de Dakar xam nga loolu kon jafewul mais bu la dikkee 25 000 francs port de Dakar droit de douane daal di ñëw ne la 100% ngay fay nga fay 25 000 xam nga daal nay nekk 50 000. 60 et quelques mille. yaakaar naa ne non débarquement mu des débarquement bi 10 000 transport 10 000 muy 70 000 nga bëgg koo jaay bëgg ci am dara da ngay aligné da nga daal di aligné ak prix de Dakar yi loolu du doxal am réew. xam nga réew lu koy doxal matière première mi réew mi am moom la ñu war a jël di ko exploiter ñu loolu luñ ci xamul ñu dem jàngi xam-xam bi xool ni ko gaañ yi développé di ko dugal ci marché international bi ñu mën a développé mën a suqaliku xale yi dootuñu jël géej gi dootuñu bañ a ñëw fii di taxawaalu xoolal xale yi dëkk bi xoolal xale yi ci dëkk bi. xale yi moom liggéey la ñu manqué lool fii Sénégal xale yi Sénégal amuñu liggéey ba nga xamante ni tey jii boo duggee biir marché syndicat wala nga dugg marché poisson diñ ci gis xale boo xam ne day yenu keesu jën ñu chargé di daw ak moom bëgg cee yenu lu mat fukk wala ñaar fukk benn bu ci nekk ñu fay ko ci ñaar fukk wala ñeent fukki dërëm bu ñu nee xale yi amuñ jom kay am nañu jom dafa am ñoo xam ne seeni xel ak li mu leen jox ngir fa ñuy amee ak nañuy amee mu am ñeneen ñoo xam ne xëy na seen xel bu lool ba yaakaar nañ ci safaan rek pour di am dara mooy tax ñuy am te demeewul noonu ñàkk bu réew mi ñàkk liggéey moo waral loolu am nañu ay jeunes macha allah ñu ngi fiy jógee di mbëkk di dem di dee ci biir géej gi fan yële passé jël nañu benn vidéo boo xamante ni ay nit ñu ñuul rek a ci nekk di ay góor ñu jàpp leen di dóor di leen rey mu leen neexee ñu def ko ci ay vidéo du ñu ko envoyé metti gu réew mi metti moo waral ñooñu di dugg ci risque boobu waaye lii nga wax ak yeneen bu fekkee ni yàlla def na ñi jiite réew mi taxaw ci xool lan mooy développé réew mi ñu jël ña seen xam-xam màcc ca loola teg ko ci seeni loxo ñu xool nu ñu ko doxalee noo xamante ni lii bu génnee amal njëriñ réew mi amal njëriñ ñi ko jiiteeg ñëpp ak képp ku dëkk ci réew mi parce que yaakaar naa ne bu yàlla indee dara ci am réew waa réew ma ñoo ko moom waaw loolu dëgg la réew ma moomu ko keneen ak keneen waa réew mi mépp ko bokk loolu dëgg la mais ñoom dañuy naxaate xam nga naxaate bi mooy gouvernement am na France wala mu am Hollande wala mu am Belgique gouvernement am na Sénégal ke ko jiite am na fa ay ministre am na fa yooyu yëpp mu am kenn ku ci ne dafa am loo war a liggéey appellation yi am na mais ndax liggéey bi ñu ngi koy def li ñu war a def loolu mooy l'essentiel lan la ñu war a def su ma nekkee ministre de l'artisanat lan laa war a def maag les artisans du pays loolu foofu la ñu war a xool yooyu kenn ku ne ministère bu ñu la jox nga lañ mat ko xool ko génne ci ay xam-xam yu bees nit ñi demoon wëndeelu ji jàngi xam-xam bitim réew nga mën leen a jot ñu jël xam-xam ñi tasaare ko li nga xamante ne mooy outil de travail yi Europe am te amuñu ko buñ ko indee fii domaine yëpp dañ ci yëngu mën nañ cee yëngu sur les cuirs et peaux muy affaire der ñu yëngu ci sur le bois muy bant terre cuite bii ñu yëngu ci ferraille bii nga xamante ne dañ koy jël fii ñu wut ay marmite yoo xam ne dañ ñu koy toggal fii il faut des usines yu koy togg fii mën na nekk ferraille bi duñ ko jël di ko embarquer di ko jox chinois yi ñu di ko defar di ko indiwaat fii mais réew da ngay gëm sa bopp
parce que taw bi indiwu fi dara amul lenn lu fi taw bi indi lépp loo gis ci àdduna mu nekk ci àdduna ay nit ñoo ko xalaat jël toog di ko def suñu mënula am ab unité yi ñu koy liggéey ñu dem jëggaani ko bitim réew indi ko seen réew jàngal ko doomu réew yi ñu jël matière première bi di ko exploiter di ci liggéey su ko defee ñu ne artisanat mooy industrialisation demain c'est dans l'artisanat qu'on s'industrialise mën ngaa defar mën nga bay gerte di defar dëwlin ba léegi defaratoo dëwlin ñu di la jaay gerte dëwlin mu jógee 4 fois le prix ci bu avant l'indépendance loolu lu muy jëriñ usine Huile Valor a ngi woon Lindiane Kaolack beneen baa ngi woon Louga beneen baa ngi SCIB Diourbel ñuy bay gerte lan moo nu empêché ñu jël suñu gerte exploité ko di ko bay di ko def dëwlin ah jël mboq mi di ko bay di ci bay lu bëri di ci def dëwlin mais réew boo yaakaaree ne da ngay jël alali réew mi rek garanti ko tubaab yi di jël xaalis di def li la ne jël sa rakk jël sa doom jël sa xarit jël ñoo xamante ne du ñu mës a avancer réew mi tey ak ëllëg loolu maa la ko wax. mu mel ni Alaaji Ngoura li nga wax yëpp am na solo waaye ñu ngi tënk ba tey ci li nga xamante ni moom la ñu waxtaane muy kew gi léegi nan ak nan la ñu war a def ak yan matuwaay la ñu war a jël ñun waa Sénégal ngir mën koo jariñoo ñun ñi nga xamante ni ñun la nekk ci suñu réew te ñu soxla ko loolu yittewoo ko loolu ñàkk liggéey loolu. xam nga loolu ministère formation professionnelle dafa am fii. ne mooy former nit ñi. formé nañ leen ci domaine yi yëpp yu bëri ñu am xam-xam mën a liggéey. mooy ministre bi yor wàllu woowu. waaw bu njëkk ministre bi Dame Diop moo yore woon artisanat ak formation professionnelle léegi Amadou Ndiaye moo yore artisanat Dame Diop nekk formation professionnelle. kon ñoom ñaar ay kii lañu quoi. ay partenaires lañu quoi. mais dama xam ne nit soo ko jàngalee métier formé ko ba mu génn nga jox ko diplôme mais doo ko accompagner. doo ko organiser doo leen boole en groupe ñu ubbi ay entreprise lan la formation yi amul benn sens depuis dañu jafeel xaalis bi pour lan ñuy jafeel xaalis bi xaalisu réew mi nga jël ko jafeel ko nit ñi dañ lay jox un projet tëgg loo xamante ne wala ñu bëgg a ubbi seen benn atelier topp la pendant 5 ans ñoom fu ñu jëme xaalis bi ay billets rek la nit ñi ñoo ko war a jël multiplier ko ci par seen ressources yi ñu am ak seen xam-xam il faut ñu libérer nit ñi ci xaalis bi mais jël kaso bi rek def ko xaalis tëj nit ñi lu leen neex manipuler nit ñi gauche manipuler leen droite ñii mënatuñ fee toog ñu jël géej gi dem ñi ci des di addu kalpe foo génn ñu jàpp la nangu sa li nga yore loolu yëpp état bi moom mooy responsabilité état bi la du kenn ku dul moom su seetee ndawam doomi réew yi nga xamante ne dem nañu fépp wëlbatiku mën a liggéey xam li ñu bëgg a liggéey jël ay projet ndangami projet da nga leen koy jox buñ leen neexee duñ la tontu duñ la wuyu bu leen neexee jël ko suba efface sa tour def ci lu leen neex jël financement yi dem seen yoon loolu naka lay doxalim réew. loolu du doxalum réew. ak itam di doxal sax ki nga xamante ni moom fànn ba mu yore loolu ñu ko jox ci loolu la ko war a def. bu ko jëlee jëriñoo ko yi tamit lu mu yàgg-yàgg dina am fu mu ko feeñ. boo jiitee mbir da ngay jël li nga xamante ni moom nga jiite fa nga ko war a teg ak na nga ko war a doxalee nga doxalee ko bu ko defee ñu gis ca njëriñ. am na ñoo yor wàllu bopp réew mi ñi nga xamante ni ñoom la yàlla teg ci bopp réew mi ñu jiite ñu ngi leen di ñaan ñoom itamit li nga xamante ni mooy ressource bi nga xam yàlla da koo def ci réew mi ngir waa réew mi ñu xool nu ñu koy tasaaree ngir waa réew mi doomi réew mi jariñu ci ndax Sénégal kat metti na dund bi cher na xale yaa ngi mbëkk di dem di dugg ci gaal gi di dee ci biir ku ci nekk yaa ngi ñàkk sa doom jeunes yi fi nekkoon daanaka ñu ci bari jéem nañoo dem pour dugg ci gaal gi dem Europe waaye sax egguñu am na ci ñoo xam nag yàlla dimbali na leen ba ñu egg waaye duñu sañoon suñuy jeune réew dañuy toog fii liggéey ci li nga xamante ni moo na ci réew mi te yàlla jox ñu ko kon ñuy ñaan ñi nga xamante ni ñoo jiite loolu rek ñu xool nuñ ci def xam naa ak Alaaji Ngoura rek ministère boo xamante ni war nañ koo mën a seeti rek dinañ ànd ak suñu caméraman Baba Ndiaye macha allah dem seeti ko def ak moom ay waxtaan yu am solo xam nga réew moom dañ koy wutal un gouvernement yore ko démb rek conseil des ministres bi mi ngi décréter loo xamante ne lu jëm ci artisanat bi la pour développer ko mu ne dana yokk kaaraange gi pour artisan yi yokk njàngale mi mais boo ko yokkee da nga leen di accompagner ñu am ay zone industrielle yoo xam ne fa nga leen di installer bu ko defee ñun ñu ñëpp nga désenclaver dëkk bi dafa xat soo demee Sandaga ba Liberté 6 table yaa ngi tegaloo xale yooyu yëpp dañu war a nekk ci àll bi ñii bay ñii am yeneen métier bàyyi nañ ko fa ñëw di jaay ay couvercle téléphone ay chargeur ak i tatouage
ak bigga ki yu ma xamul. xam nga ni jaaxle tax xale yi xoolal loolu du développé am réew ressources yi ci nekk moom la nit ñi war a exploiter ñi am xam-xam ñëw ñeneen ñi ci des ñu yebal leen ci réew ma ñu dem jàngi ko defi ay stage ñëw jël alali réew mi ñu liggéey kenn ku ne lim ci am mu am ko ci taxes yi génn réew mi avancé mais lii ñuy def du mës a avancé réew mi bis bu set ñu def conseil ministre ne danañ def nii danañ def nii danañ def nii danañ def naa loolu la ñu waxoon ci ndox mi mi ngi nii 2012 ba léegi nga ne da nga génne ndox mi ne 69 milliards laa soxla tey nga naan 700 milliards def naa ko ci gis nga réew kenn du ko yoree damier réew da nga koy teg ci yoon te yàlla tax xool leen tubaab yi dem leen ngeen jàngi xool tubaab yi li ñuy liggéey ngeen gis leen def ci ñoom stage bu ngeen ñëwee fii liggéey avec liggéey bu ànd ak qualité nit ñi gis ci seen bopp loolu mooy li wér jàngi leen liggéey yéen état bi ngeen jàngi liggéey xool li tubaab yi liggéeyee ànd ak seen waa dëkk yi liggéey ngeen ñëw imposer ko fii ci réew mi te doxal ko ànd ak yàlla ak yonent bi ñu avancé te bàyyi leneen li jërëjëf ñu ngi la jaajëfal waaw di jéggulu rek nag di balu ñëpp àq di wax ne mbir boo ko xamee rek da nga koy bëgg ba nga xamante ne loo waaw da nga ciy xiir daal lool rek la waaw lool rek la loo ci wax xeeb ko mais daal kenn accompagné wuñu waaw doom daal dafa war a ànd ak yaayam mu nàmpal ko feral ko teetee ko bu ko defee ñu jàngal ko alxuraan jàngal ko mu mën a jàng métier bu ko defee mu am njariñ loolu la ñuy doyee ndey ak doom waaye yéen état bi yéen a yore réew mi lépp mi ngi seen i responsabilité lépp mi ngi seen i responsabilité nit ñi yaa fu suñu de xoolal foo dem tabax yu bees yaa nga fa nit ñi ñoo ko ñaq ñoo ko tabax xaaruñu état ci lenn li ñu war a liggéey nag ñu war koo développé yaatal ko buñ ko defoon ba léegi sénégalais ay jàmbaar lañu biir réew mi bitim réew mi kenn mënu leen barke sëñ Touba ñoo man gis nga waa état bii ñi nga xamante ne ñoo lëkkaloo yor réew mi di ay nguur sénégalais yi takk seen diggaleen man duñ seen morom tey boo jëloon ab baykat léegi na ko kaay yor nangam bii da koy yor ba ngeen kontaan wala nga jël benn commerçant wala nga jël benn artisan loo ko jox da nga ciy bëgg il faut travailler c'est le travail qui paye tey bàyyi tappale yi bàyyi wutum xaalis bi du dara saytaane la boo xamante ne ni boo ko jëlee te moomoo ko diine ngi lay xaar boo da nga ko fay fii mbaa nga fay ko ci bàmmeel a ngi lay xaar da nga ko fay képp ku fi jël xaalis boo xamante ne alali mbooloo mi dong la xaalis yi ñu jël alali mbooloo mi na buñ ko jëlee yàllaa ngi leen di xaar gis ngeen buñ leen robee ba pare yéen dong nga fay toog di ko régler lii ngeen fi bàyyi ngeen yaakaar ne dina doon lu barkeel lii dara du ci barkeel parce que alali sàcc la yëfi jàmbur yi la day tasaaru ne ab pënd déggoo li ma la wax nañu bàyyi alali réew mi ñuy pasaree di ko amul njëriñ xoola yoral conteneur yi xaalis lu muy jëriñ boo ci deful li nga ci war a def jafeel xaalis bi au niveau des artisans au niveau liggéeykat yi nit ñi dañoo sax am stress ndax dégg nga maam doo ma bàyyi xaalis bi ngeen téye rek kutti ci doomu aadama yi bëgg leen rey génne seen ndoxus bakkan jël ko di ko xuloo di ko xeexe di ci gere sëñ si di ci corrompre nit ñi man kenn mënu maa corrompre boo amee sa xaalis téye ko laaj Ngoura li nga xamante ne moom la ñu mayoon ci ay minutes yaakaar naa ne jeex na léegi ñu wax la ñu laaj la lan ngay tàggoo waaw li may tàggoo mooy damay ñaaxaar rek njiit yi quoi parce que mënoo am say doomi réew après l'indépendance ba léegi xale yi dem jàngi ñëw ñeneen ñi dem def aventure jàng ay métier am lu ñu découvrir yoo xamante ne nii amagul ci réew mi te mi ngi am yeneen réew yi te matière première yi ñu koy liggéey ci yeneen réew yi mi ngi ci réew mi di ko jël di leen ko jox à l'époque mas naa dem Montbéliard mi ngi ci Sochaux ba ma demee Montbéliard mooy defar bâche oto yi Montbéliard en France mi ngi ci wetu Sochaux boo demee foofu ba dem ci usine ba bii defar bâche oto yi ak kii tapis yi da nga naan déedéet ndax wëtteen à base de wëtteen rek lañ koy defaree booba ba léegi nga defee ne danañu dellu ginnaaw dellootuñu ginnaaw wëtteenu Afrique bépp jël nañ ko yóbbu Mali koy chargé di ko yóbbu Arba di ko yóbbu Liechtenstein di ko yóbbu Hambourg di ko yóbbu yeneen capitaux Europe yi mais fu muy jógee feneen seen xam nga ne Sodefitex mi ngi fële nu mu tuddati Tambacounda
ña nga fay bay wëteen wi Tamba région florissante la buy nangu wëteen. ñoom waa Tamba bu ñu bayee ba pare ñoo koy jaay waa Mali. bu ñu bayee ba pare convention bi da koy jël coopérative lay doon dañ koy jël yóbbu ko Mali. africain yi africain yi ñoom ñoo ko def xoolal ay seen ay CEDEAO ay Afrique mbootaay yooyu amal luñ ñu njëriñ laa wax bu ñu développé wul réew mi. mais mënoo jël say matière première am ay signé ay convention ay yàgg réew ak réew jël say ay matière première jox leen ñun lan la ñuy yóbbu ñun defaruñu dara ñun li ñu signé lépp sur le commerce mondial amul lenn luñ ciy jëriñ parce que danoo war a defar di concurrencer monde bi di yóbbu suñu marchandise di jaay. ak jël chinois yi waaye fii déggoo li ma fii dañoo libéré marché bi marché libéral nga xam ne lu la neex indi mbalit bu la neex indi conteneur bu la neex tuba nga dem Chine indi wala nga dem en Europe jël soviet yi indi ko yoo xamante ne dañ koy dajale foofu ci àll yi doog ngay dem duy sa conteneur ñëw indi loolu dañ ko dépassé nit ñi dañu passé foofu nit ñi dañu passé foofu dëkk bi du dëkku mbalit dëkk bi dañu war a xool li ñu am ñu liggéeyee ko waa réew mi découvrir yu bees ñu dem jànkoonteeg yeneen réew yi ku jaay ñu jaay waaw ku jaay ñu jaay. jërëjëf Alaaji Nguura gërëm nañ la bu baax a baax xam nañ ni li nga indi ci xam-xam macha allah du jeex matière yu bari la waaye dafa fekk ni rek li du nag bi xajul lépp ci cin li loolu moo waral dañ ko fiy daal di yemale rek ba semaine prochaine incha allah ñu indi leen deuxième émission bi waxtaan ci beneen matière lépp ci li nga xamante ni mooy développé suñu réew mii di Sénégal te itamit ñi nga xamante ñun ak moom ci beneen matière jërëjëf